Assalamualaikum Sénégal, assalamualaikum diaspora, assalamualaikum internet 3e œil TV. ñu ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ne 3e œil TV ñëwaat na pour ñu waxtaane waat Sénégal toujours rek saa yu ñu xëyee rek dañuy am ay situation yoo xam ne war nañ ci mën a toog waxtaan seeg sénégalais yi ñenn ñi ñu ippi seen xel ñenn ñi ñu leeral seen bët ñenn ñi ñu weccook ñoom xalaat parce que noonu la àdduna di doxee ku si nekk day am si looy ne rek ñu ngi bëggee ñëpp daal di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay xam nga di nuyu Amet Zagalo di nuyu Abu xam nga di bëggee gaa yëpp sama gaa yëpp maa ngi leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ñu dem tuuti nag xam nga tey affaire bi du yàgg du gudd lenn la ñuy waxtaanee ñaari sujet ba ñett benn 10-15 minutes xam nga ñu génne li nekk suñ bopp li ñuy gis fan yi yëpp si biir dëkk bi ñu waxtaanee ko vite fait après jàll si leneen ku si nekk jël si loo si mën a jël si leçon jaa ngeen jëf ñu dem tuuti ñëwaat. waaw comme ni ma leen ko waxee si début bi tey fii laay ubbee sax tey kaawu Dieyna Baldé laay ubbee xale boobu nga xam ne daanaka mën nañ ne juddoogul mais mi ngi yëngal Sénégal si côté am ak façon bu mu koy defee mooy li may wax toujours rek Ahmed di ko wax ñun newuñu fi pour juger kenn mais tamit bu amee yenn situation yu taxaw ñun am nañu pour ñëw toog wax si luñ ci xalaat. xale la quoi juddoogul xamagul dara normalement dans les normes ku waroon toog si wetu waajuram la papa ak yaayam xam nga dem jàngi école ñëw ba mu dem defi métier am ñëw foofu la waroon nekk foofu la ko Sénégal yi doon xaar bu fekkee ne musique lay def tamit mu def ko comme ni ko ñëpp defee maanaam dem studio bind ay wayam dem studio enregistré def promo am dem toog këram. mais tout le temps ñu bëgg la dégg ci ay faits divers yoo xam ne dafa xaw a doy waar day mujj jaaxal ñëpp quoi fi mu ne nii moom ñëpp la jaaxal parce que bu ñu fàttalikoo rek amoon na problème ak Diop Iseg ba ñu tëjoon fi Diop Iseg xam nga mu am fi doom bañ ne xëy na xale la ñu nax ko loolu ku nekk amoon na ci sa xalaatu bopp waaye tey lii génn nii day mujj doy waar quoi. parce que boo demee bay teg dil xam nga sàcc xam nga jël ay yenn image yi doy waar yi xam nga dëkk sax ak sa copain ku dul sa jëkkër si xale boo xam ne xëy na bu dee am na 20 ans tam si la yam day mujj doy waar doo mujj comprendre ban Sénégal lañ nekk et puis que nekk ku yaroo Dakar fii ba toll nii mu toll xam nga doy na waar daal li si gàttal doy na waar te il faut tamit parents yi jël seen responsabilité wax ak xale bi il faut que parents yi jël seen responsabilité téye seen doom parce que boo xoolee situation bi ni muy doxee tamit day mel ni tamit parents bi ñoo koy pousser pour mu leen di indil xaalis nu mu ko indee baax na waaw parce que si fait divers yi muy nekk nii moom yëpp ay problème mu xaalis la yëpp xaalis moo si mujj ba fu ñuy mujjee xaalis la kon il faut que parents yi jëlaat seen responsabilité seen doom xam ne àdduna du alal kese ñu jéem a éduquer seen doom teg ko si yoon loolu daal mooy li nga xam ne moo war a am bu amee moo war a am bu amul moo war a am il faut tamit gars yi ñemee wax dëgg situation yi bu taxawee nit ñi di dem de gauche à droite tamit day xaw a doy waar nañ taxaw ne papam ak yaayam jëlu leen seen responsabilité seen doom ñu xam ko loolu mooy yoon loolu la ñu war a doxalee parce que nii moom xale boo xam ne yow say 20 ans dañ koy seet ndax mat na matul te yaakaaruma ne mat na nga dem dëkk ak sa copain xam nga kooku moom te yow sa doom bi est-ce que am na 2 ans loolu war la metti nga war a rëccu dellu ginnaaw arrière xoolaat sa bopp mais defoo ko da nga gën a dugg si biir il faut tamit xam nga gars yi wax si jéem ko raisonner delloo si waat ko mu mën a xam ni moom nit kese la te xale la dafa am lu ko war suba dafa am quoi suba dafa am te ëllëg war na am jëkkër doomam yii nii war nañu màgg war nañu fekk seen yaay mu am way bu rafet sur ce kooku duñ fa taxaw suñu xalaat lañ ci doon wax keneen ku am loo ci yokk soo wàccee suuf nga def commentaire yi ñun après nañ ko gis
leneen li ñuy dolli ci affaire bi mooy local yi di ñëw Sénégal mi ngi yëngu parti pouvoir bi mi ngi yëngu xam nga opposition bi mi ngi yëngu gars yaa ngi formé ay groupe gis nga Benno Bokk Yaakaar mu ngi commencé tasaaroo de ci côté bu ne parce que ku ci nekk yaa ngi xool sa intérêt buñ ma jëlul def ma tête de liste damay dem defi sama liste bopp xam nga ñii ñu ngi jël ay nit di leen transférer di leen yóbbu ci yeneen localité pour ñu bindu foofu mën fa voter te gis nga fii gars yi njëkkee def ay erreur mooy bindu yi bi gars yi waree dem bindu ji ci mairie yi loolu noonu defuñu ko vulgariser wuñ ko promo bi pour ñëpp jot ci ku binduwul xam ne da ngaa war a bindu délai bi tel la commencé tel lay jeex loolu boo xoolee bu baax a baax dañ ko down quoi sori wuñ ci maanaam ñi ko yëg te waroon ko ñi ko yëgul moo ëpp ñi ko yëg te loolu c'est dangereux ci dëkk boo xam ne dañ ne démocratie moo fay dox bu ñu waxantee dëgg ay résidence ay domicile affaire yooyu noonu nga xam ne da nga daan dem vite fait ñu régler la ko mu jigee sénégalais yi duñ ko soxla duñ ko doyee sax affaire élection de dañuy am seen ay kayit yu ñu war a dem déposer pour ay concours wala pour leneen am problème mu jot seen résidence xam nga loolu war nañ ko xoolaat ba nga xam ne Sénégal administratif bi dañ ko war a xoolaat nan lay doxee yéex na trop temps normal élection yi ñëw affaire kayit ay domicile ay résidence gën a nekk problème te da ngay am soxla war a am sa kayit sa droit la da nga war a dem ñu jox la ko bu tayee ñu ne fii la bu subaa ñu ne fële le préfet bi wax na lii ginnaaw suba préfet bi wax na lële loi bi lii la wax à la fin fatt nañ ñu quoi nañ ko teg ci yoon parce que élection yi ñëw na d'accord na gars yi dem voté ji ku am sa carte war a mën a voté demal nga voté ji xëyal nga dem voté ji yaa xam sa choix loolu affaire la quoi loolu leneen la mais ñun li ñuy wax mooy élection yaa ngi ñëw Benno Bokk Yaakaar mi ngi teg ay intérêt personnel am Yewwi Askan Wi mi ngi teg ay intérêt personnel am te dalul xel bu fekkee ne dañoo newoon ki nga xam ne day wuti local par exemple Yewwi Askan Wi normalement man sama jàngat bu gàtt ay Bougane Gueye yi ay Sonko ay Khalifa Sall xam nga ku ci nekk indi sa intérêt après Sénégal taxu leen jóg booy xool parce que bu fekkee ay problème mu tur ay affaire yooyu noonu lañ jote ba kii claqué porte bi dem war nañu xoolaat ñoom seen intérêt suba est-ce que buñ leen falee après duñu xeexaat seen biir ba porter ñu préjudice ñun population bi question la te lu jara bàyyi xel la beneen bi état bi talatuñu dëkk bi taw baa ngi sonal nit ñi mën na baa ngi tas kër yi nit ñaa ngi lap ci biir ndox yi instant bi ñoom loolu nekkul seen priorité dañ ci wax nii rek yaa ngi gis fan yi ñu ngi naan ñu war a xoolaat 7 milliards xaw ma yi ñu dugaloon ci biir mbënd bi pour ndax liñ ci defoon ci xaalis gisuñu résultat bu mel noonu échec gënul rëy loolu bu ñu waxantee dëgg léegi nag ñoom nañu xool seen bopp xam ne askan bee leen fi teg du ay affaire de élection da ngeen may falaat affaire yooyu noonu loolu taxu ñu jóg doxal leen cité yi koñ yi ñu dox bu tawee sebet nit ñi fàtte ne tawoon na xam nga mënd bi am na ñoo xam ne bu xiinee rek seen àdduna tukki na nit ñaa ngi fanaan ci mbedd mi ndax taw bi nit ñaa ngi lab ci ndox bi ndoxu taw labatuñu géej léegi ci biir kër yi la ñuy lab kon ça veut dire que l'heure est grave quoi nañ ci bàyyi xel ñu xool ni ñuy taxawee xam nga ñu affaire politique yi ñu teg ko nalee te doxal dëkk bi bu élection jotee gis nga li nga liggéey ngay fayeeku gars yi dofuñu bu ñu xoolee ne yaa ngi liggéey fi nga dëkk bu élection jotee dañuy ñëw ñu jox la suñu carte nga toog liggéey boo ko deful boo xaale ba élection jot nga commencé di ger gars yi di def say affaire duñ la faale dañ lay folli na gars yi xam loolu xam ne ñun léegi Sénégal beneen Sénégal la bokkut ak Sénégal 2000 bokkul ñun ni léegi dañuy doxal di yeewu xam nga di xëy di dem di lijjanti seen bopp di ñëw di xaar élection jot ñu xëy fajar dem voté ji ñii nekk ci mbedd bi du ñoom ñooy voté ñii voté ngi seen biir kër yi chaque jour ma wax leen loolu bàyyi leen ci xel. beneen bi dañu waxoon fii sax lañ koy daggee tey dañ fi defoon émission wax fii ci affaire passeport yi affaire visa yi ba tuddoon fii Y'en a marre kilifa
xawoon na wax ji xawoon na dëgër buñ ko mënee wax noonu parce que Sénégal moom loo fi wax da nga koy xoolaat waxoon nañ fi xam nga mais tey gis nga ay affaire passeport diplomatique la ñuy fraude ba bu ñu jàppee nit ñi ko doon def gis nañ fa ay passeport yoo xam ne si li ñu waxagum nee nañu si gouvernement bi lañ bokk ay député lañu xam nga ba jël nañu jàpp kilifa instant bi yóbbu ko police pour wax ne réew mi il faut que ñun ñi nga xam ne jotewuñu ci kaw ñun ñu am fulla am fayda am xel damay wax loolu toujours du yow yaay taxaw toujours ne da ngay du dékku grenade yi lacrymogène yi du moins ñu la koy dóor policier di la jàpp di la dóor yi liif summi la yaramu neen toroxal la dëkk bi yëpp jox la bopp lu ngeen wax ñu ne waaw gongo ñenn ñi bokk ñenn jeunes yi lu yaanaa maar wax dëgg la tey ñu fekk leen ci affaire yu mel nii dañuy mujj xam nga day mujj commencé yëngal suñu xel yi début bu buñ ko defee ñeen dañ doon ne dañ ko bëgg a éliminer parce que dafa ñeen sonal xam nga ñenn ñi ne bon affaire politique la moom mu taxaw weddi gars yi indil ko beneen vidéo boo xam ne da ko incriminer direct mu noppi waxatul dara tey nga xëy dégg ne jël si nañ ko parce que daaneel nañu benn réseau boo xam ne trafic passeport diplomatique lañ doon def donc ñun ñan ñooy suñuy leader ñan ñoo ñuy xeexal ñan ñoo taxawal askan bi yan nit ñoo taxawal askan bi nañu bàyyi xel lool bu baax a baax ñàkkuñu fayda ñàkkuñu xel te it duñu ay dof ku ñuy taxawal di ñu waxal sa gis nga nañ la xoolaat defaat si yow enquête xool yow yaay kan fan nga jóge nan ak nan ngay doxalee ba pare suivre la parce que tey ji mënoo am problème mu paasu Njaga Njaay ñu jël la jiital la si benn affaire wala nga créer sa benn affaire ñëw nekk ci kanam 1 an après ngay oto bu gën a cher si dëkk bi yaa koy dawal nañu ubbiwaat suñu xel yi bu baax a baax xam ne réew mi du réew foowukaay xam nga Sénégal la dañu bëgg a développer ni yeneen dëkk yi kon nañu bàyyi robinet mafia yi ñuy tijji nañ tëj yooyu bàyyi ndox mu normal bi jàll ñëpp jot seen wàll parce que lii ni rythme bi bu demee mais damay sax laaj des fois damay sax toog di naan waaw mais pétrole bu ballee moom xanaa ñi jege affaire bi day ñooy cëru ñun ñëpp ñu doog dem toog def nii parce que booy yor 100 francs si dëkk 100 francs nga jël ko def ko sa poche te waroon ko tas jox kii 10 francs jox kii 5 francs jox kii 15 francs nga jël lépp def sa poche 100 francs kooku bu dalee si 5000 doo ko séenati foofu la quoi foofu la nañ bàyyi xel si li ñuy def tey loolu la woon loolu laa leen indiloon di leen wax ne tamit parcelle parce que bay say weewu tànk parcelle na jeunes yëpp jóg taxaw bu ñu nangu kenn décider ñun nañ décider suñu bopp nañ dem falal suñu bopp suñu maire foofu la réew mi toll ku nekk fa nga dëkk muy Pikine muy Guédiawaye muy Médina muy Grand Dakar Point E nag jeunes yi génn dem voté ji fal seen maire foofu la réew mi toll après nag buñ la falee ñu teg la bët xool lan ngay liggéey soo ko dexalul si yoon ñu wàcce la jaajëf bëgg naa ñëpp